fier fu ma dem dama leen di wane ndax gisuma seen manquement parce que yaay ñeneen ñi li sama yaay di def peut-être yaay ñeneen ñi duñ ko def je vois pas leur limite je suis nag on m'a élevé dans ce milieu je les comprends et tout waaw moo tax gisuma ci limite daal en plus ay jéggalu dama mit a wax waaye daal sama papa ak sama yaay aussi papa bi muy perdre la vision il était à 2 mois au BFM léegi le docteur il est allé ak sama papa bi nekk hôpital yi ba mu def accident bi moo ko yóbbu woon le docteur il pensait que ni sama papa déggul français mu ni sama papa boobu on peut plus rien faire parce qu'il verra plus jamais nee na foofu dafa kon ami kon sa papa affaire daf ko dab même sama yaay aussi sa yaay tamit daf ko dab ndeysaan allez sama yaay mën na déplacé wu ci kon bi yëpp fu ko neex te kenn du ko yóbbu parce que daf ko assimilé daal waaw mémoriser ko daf ko léegi sama papa du li ma ñàkk a gis moo doon sama problème mais li ma mënatu la jaar mooy sama problème mu ne le docteur ni ko yaa am na benn méthode bu bees boo xam ne on l'appelle méthode Braille moom aveugle yi di jàngee en ce moment mon papa il a créé méthode Braille bi en langue nationale en pulaar séeréer langue yi nekk Sénégal parce que il se disait que ni comme français bi am na alphabet en wolof ak yeneen yi pourquoi pas ñoom ñu limité wu di te duñ ko am il a créé ça il y a pas longtemps pour dire que ni man sama papa mooy sama idole waaw papa dañuy wax ni bu leen wax lii moo may tere def lii àdduna ñëpp mën lu sa moroom mën a def mën na ko def te ñun on manque de rien wax dëgg yàlla on manque de rien mel na léegi la may wax naa suñ ñëwee gàmmu sa yaay mooy rajo di nga suñuy fóot nii yére bu mu yëkkati moom moo koy trier ko mooy trier yére sama yaay yére bu ñu yëkkati xam na ko ko bàkke Cheikh bi ma nekkee xale daaw mu sol daal ba léegi sax dama daan wax ami del sol daal ma ni sama yaay du gis du sol daal benn jour ma yoot di yoot tasal ma daal mu xëdd ma ami dama soli daal dama naan sama yaay nan la xamee ni sol daal loo ko moom gisul gis nga léegi le problème que j'avais nit yi daan gis seen doom yi suñu solaan lu rafet wala leneen dañuy apprécier man je me suis dit que ni sama yaay li tax problème la ma defoon daal léegi nag bi ma demee ba gën a nekk mag su ma solee damay ñëw ci kanam taxaw yaay làmbal mu làmb li ma rafet ma kontaan ci mu di que ni li ñeneen ñi am na am limite ak ñoom maa ngi leen di sant ñoom ils m'ont donné éducation doy waar sama papa fii ci kër Mama Laaj am na ñu bëri suñu jàngee moom moo tax avec ses démarches man dama naan moom il faut tout faire et c'est vrai on l'appelle la ruche suñu kër on l'appelle la ruche parce que moo français boo ko indi mën na koo définir ko suñu làkk français man damay mel ni spectateur damay toog di ko seetaan pour dire que les personnes handicapées waruñoo limité wu naan on peut rien faire di yelwaan wala déedéet ils peuvent trouver des travails ils peuvent apprendre je les incite à faire des études aussi ak état bi mu gën leen jàppale surtout ça discrimination bi ci am tuuti mu xaw a jeex ay jéggalu baax dama mën ta wax non tu te débrouilles bien inchallah alhamdulilah macha allah soxna Ami donc sëy bi témoignage yi soxna Ami def am solo donc mais ñu jàngate ci témoignage bi ci gën a fàtte mooy ay wér-gu ak jàmbaale manquement boobu tënkuleen ci benn yoon mais moom tamit fexe na ba ay wér-gu à chaque fois di sentir ni seen i njaboot fier nañ ci ñoom parce que tey bu demee ba bu solo ñëw ba ci wér-gu
ñu ko yaay lam xoolal li ma sol yaay di teg ci loxo bi waaye donc elle veut dire à ses parents que nous sommes fiers de vous. donc loolu muy lu am solo loo xam tamit ah ñi koy dégg ñëpp. tout le monde a ñëpp jël ay kii daal ay conseil man moom daanaka nit ñi dama maa commencé kii donc ci noonu tamit la ñuy joxaat suñu beneen mbokk Ousmane Lo donc moom tamit ñu mën a apporter ay témoignages bi ndax ki nga xam ne moom lañ tudd ñu monsieur Youssouf Fall nga xam ne ku déggutoon rek dañ ko xam moom am na ñu seq na ñoo xam ne daanaka am na ñoo xam ne ñooy secrétaire am Ousmane ñu ngi lay nuyu di la ziar bëggoon na tamit nga def présentation ki nga xam ne nii mooy monsieur Youssouf Fall. asalaamaaleykum. alhamdulilah. alhamdulilah. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole baal. di kontaan bu baax ci kàddu yi nga xamante ni bii sëñ Mortalla Ndiéguène yëkkati na ko ak beneen nouvelle définition wala beneen vision bi nga xamante ni bii indi na ko ci les personnes handicapées muy loo xamante ni bii vraiment. jamono soxla woon na ko waaye tamit nit ñi soxla woon nañ ko pour mën a gën a xool seen doxalin ak seen taxawaay par rapport aux personnes handicapées waaye tamit di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax jotaay bi nga xamante ni bii fekke naa ko waaye yaakaar naa ni tamit jotaay bi du neen parce que liñ ciy waxtaanee la muy les personnes handicapées ak yàlla def tamit nit nga xamante ni bii mën a mujjee cité muy Paa Youssouf Faye mi nga xamante ni bii Hadj Makhtar wax na ko léegi on a des relations particulières yoo xamante ni bii Ami Faye moom mu ngi wax ci papaam sax waaye te xam na ci yu bari yoo xamante ni bii xamu ko te ma ci tey nekk na nit koo xam ne lu war ko wax li koy firnde mooy que ni loolu noonu dëgg la mooy bien vrai que ni xaw ma kañ la ma heure bii gëj a fekk fii nii Kër Maam El Hadj wala ci saalu sëñ Mor wala ba may assisté yu mel nii donc di su amee rek c'est parce que y a quelque chose donc di ci sant yàlla bu baax fi may commencé rek par rapport ak li ñu wax ci nit ku handicapé ak koo xamante ni bii ñun dañu gis ni dafa manqué ay bët wala dafa am ay problème de déplacement ba ñu war ko mun a jàppee personne handicapée wala nit koo xamante ni bii dafa manqué sëñ Mor li mu ci wax rek dafa doy sëkk donc loolu amatul dara luñ ci mën a yokk te mën na am sax ñu ñëw ci gën a lenn li may wax rek mooy que ni ñun dañu am chance parce que tey jii nii dafa am lu ñuy wax nit su juddoo y a celui qu'on appelle son père biologique y a peut-être mooy ki nga xamante ni bii moo ko jur y a celui qu'on appelle son père spirituel pour ñi nga xamante ni bii dañu nekk ci yoonu tasawuf ñun moom la ñuy wax sëriñ mais man tey jii dama ci yokk beneen troisième personne boo xamante ni bii mooy celui qu'on appelle le père intellectuel te man tey jii nii te loolu maa ngi ko découvrir grâce à Paa Youssouf Faye sa père biologique mooy ki la indi ci àdduna te yar la sa sëriñ wala sa père spirituel mooy ki nga xamante ne bii moo lay dimbali ci sa wàllu diine bu manqué mu lay jéem a montali di la teg ci yoonu siraatal mustaqiim tamit sa père intellectuel mooy ki nga xamante ne bii te sooy jàng dina la mën orienté su yoonu choix jotee dina xam ki nga xamante ne bii foofu la war a mën a teg t'aider à faire les bons choix à prendre les bonnes décisions et cetera tey jii man j'ai eu cette chance nga xamante ni bii dund ak benn nit koo xamante ni bii mu ngi tudd monsieur Youssouf Faye qui est le président du mouvement pour le progrès social des aveugles du Sénégal muy MPSAS. ma dund ak moom yu extraordinaire yoo xam ni mënuma toog fii sax di ko wax. bi daf ma touché tey daf ma touché lu bare am na ci yu bari yoo xam ne suma àdduna suma choix damay ñëw romb yëpp dem tëju ak moom ci néeg te kookat nee nañ du gis nee nañ silmaxala et cetera yooyu yëpp ñuy wax mais su ma ñëwee toog ak moom mu ne ma non ne fais pas ça fais ceci fais cela lii moo tax te lépp dama koy suivre à la lettre te su ma ko suivre à la lettre su ma génnee damay gis ay njariñ yoo xamante ni bii xaw ma fu mu jugee wala waaye tamit du ma xam fu muy yem donc loolu di ci sant yàlla bu baax beneen bi si affaire éducation man tey jii nii xaw ma ban année laa gëj a ndékkee suñu kër xaw ma chaque suba su ma yeewoo su ma sangoo ba pare ku ne Ami Faye mii laay dem mère Fama dafa dem waaye mère Fama dafa dem ba suñu waree ndékki
café gi su fekkee benn cas danaan déedéet kenn du ko laal dañ koy jël fermeel ba mu ñëw su ma ñëwee ma tàngal ñu waxtaan ñu sekk vraiment ay teraanga yoo xamante ni bii kenn xamul lu mu doon donc vraiment loolu ak sant yàlla te ñoom ñu koy wax dañ ni c'est des personnes handicapées te loolu sax amul handicap ñun ñoo ko bëgg a créer rek te sëñ bi indi na ko te tey jii li may wax rek tey jii gis nañ koo xamante ni bii comme ni ko Seydina Mohamed waxee gis nañ koo xamante ni bii amul loxo mu ngi dox amul tànk mu ngi dund amul bët mu ngi dund am na ñoo xam ni sax seen bët seen bopp toj na te ñu ngi dund waaye li yonent bi wax rek nga xamante ni bii fu mu dalle kooku moo handicapé mooy xol bu yàqu te loolu daanaka ku sa xol yàqu sax waaye ku ñu da nga handicapé ndax benn handicap boo xam ni ku sa xol bu taxawee sax da ngay faatu donc ki handicapé dëgg mooy ki nga xamante ni bii xolam doxul wala xolam manqué na ci yëg yàlla donc loolu amatuñ dara luñ ciy wax wala amatuñ dara luñ ciy jéem a indiwaat ay contribution wala ñu ciy jéem a yokk leen bi may wax rek mooy que ni sëñ bi wax na ko parce que ñun tey jii nii dañuy yëngatu ci ay réseaux sociaux dañuy yëngatu ci internet et cetera wax na ko benn partie mooy les pays yi nga xamante ni ils donnent plus de considération aux personnes handicapées sont les pays les plus avancés sont les pays les plus développés donc est-ce que ñun c'est pas le moment tamit ñuy poser wu ay questions nous les Sénégalais je vais pas prendre les autres pays parce que tey nii Sénégal la ñu nekk on est des Sénégalais est-ce que tey jii tamit maa ngi jéggalu Mongol yi nga xamante ni bii ñu ngi leen di jàpp di leen def ay statut wala di leen toroxal wala di leen def ay guignol est-ce que ñun tamit du moo ñu teree dem peut-être loolu sëñ bi dina ci indi ay éclaircissement trisomie 21 xaw ma 25 c'est ça loolu sëñ bi moo ko xam est-ce que ñooñu tamit nekkul frein boo xamante ni bii ni ñu leen jàppee rek bëgg leen a def ay matériaux wala ay joué katu théâtre taxul tamit ñu am ay problème de wala ay problème d'avance xamuñu handicapé ñun jullit lañu xam te képp kuy julli di woor nekkul jullit rek amatoo handicapé yaa ngi ñu la yam comme ni ñu ko sëñ bi jàngalee ni ñu ko Seydina Mohamed jàngalee xamuñu handicapé xamuñu kuy handicapé parce que c'est nous dans nous daal vraiment di sant yàlla bu baax vraiment tamit di sant yàlla bu baax ci éclaircissement yi nga xamante ni bii sëñ bi indi na ko comme li ñuy wax rek c'est pas que ni sëriñ mooy ki nga xamante ni bii day bind ay téere wala di joxe ay saafara wala day naan yàlla nee na yonent bi noonu sëriñ dëgg mooy ki nga xamante ni bii il parle des faits de la société ki nga xamante ni bii des problèmes contemporains wala des informations nouvelles yi nga xamante ni bii fraîches yi nga xamante ni bii le monde en parle ñu wax ko indi ci des éclaircissements à travers l'école de Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam te loolu am solo la donc ça va permettre ñi nga xamante ni bii ñooy la nouvelle génération ñu mun a xam mun a jàngee xam ni l'islam yamul rek bi fi yonent bi jógee te ba léegi mu ngi continuer et que alxuraan mu ngi commencé ba léegi di répondre mu ngi continuer ba léegi di répondre questions yi nga xamante ni bii jamono ñu ngi koy posé ba léegi donc di kontaan bu baax di sant yàlla bu baax di delloo njukkal handicapé waaye tamit di delloo njukkal suma papa jooju muy Fa Youssoufa Faye ak sama yaay jooju di Adja Fama Diagne di sant yàlla bu baax di waxaat alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin mbokk mi Ousmane Lo ragal naa ni leeral yooyu nga xam ni apporté nga ko amati na solo tamit ay témoignage yu yor solo donc dañu la fàtte ci seen mbokk mi loolu wax di xam Ousmane Lo nekk responsable publication Facebook cellule presse bu Saxel Faye de la au niveau du Sénégal moom nekk étudiant macha allah comme ni nga ko waxee ñàngam yëpp bàyyi su koy topp na tey jii mu nekk kilifa ba mën di yaatal liggéey l'islam ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi mu mel tamit loolu mu wax man sànq sama kër bëgg bi xam naa ne moom luy neex kilifa bi yëpp waaw kilifa àdduna yi di président yi nga xam ne mooy ndaw di nekk di bëgg deuxième mandat waaye tamit ñi nga xam ne ñu ngi li yooyu bi parce que ñu toog dañoo bëgg a toog ba def li ñu def ñu ngi wut tamit dañoo bëgg a am donc tey naa ni jox la recette bu gën a gaaw ci jël say milliards di ko sànni mooy gën a bàyyi xel
waaye wala gën a yombal dund ñi nga xam ne ñoom la ñu jàppale ñu wàññeeku sëñ bi mais li suñu déggee ñaari témoignage rek waxtaan bi lu muy gën a mel ni luy jeexee bunt yi gën di ubbeeku ndax dafa doon indi yoo xam ne comme ni ma ko waxee loolu yaa ngi mën a wax parce que yaa am service boobu yaa am dégg-dégg boobu yaay waxee tamit ci làmmiñ bi Seydina sallallahu alayhi wa sallam du wax ngaañ déedéet mën ngay tàmbali xam ne nit yi waaye su daanelee nga xam ne lépp lu wax njariñ la donc loolu nga def li nga waxtaan yi mën nga koo xam de waaye wax ko ni nga ko waxee mu am jeexital bi ci yow loolu néew nañu ko def si mbéy kon lii moo tax lu jot ci àdduna rek ñu ñëw dékk la suñu micro dékk la suñuy notti ko rek suñuy notti démb ngir ñu mën ñu defal ay leeral kon bu bàyyi la nga daal di tàggatoo waa jamono di la jëfal nuyoo suñu soppe sa taalibe sa lépp di soxna Ami Collé seen di Njuuxaan ñu ngi déglu depuis Njuuxaan macha allah ak ñeneen ñëpp donc ñu leen jàng bu baax di nuyuwaale tamit bu baax suñu mbokk téléspectateurs yi ndax wéetu bi mel ni ci liggéey bi suñu bopp. waaw mais après nga def benn tour de table bu barkeelu ñoom it. donc fi nga daanelee rek laay jël. mooy ne société ñett ñoo koy composé bu ci manqué rek musiba am société boo gis ñett ñoo koy composé benn bi mooy boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi ñooy premier maillon bi deuxième maillon bi mooy les riches ñetteel bi mooy les pauvres àdduna ba keroog muy jeex nii lay demee day am boroom xam-xam yi ak ñi am alal ak ñi ñàkk gis nga ñii fekk connexion ngi am seen biir stabilité ak jàmm mooy am waaye gis nga boroom xam-xam yi suñu bàyyi seen rôle riche yi bàyyi dimbali pauvre yi bàyyi ñaanal riche yi ak boroom xam-xam yi réew moomu dañuy xalku bu dee kër la day xalku bu dee dëkk la day xalku bu dee am réew la day xalku bu dee àdduna bi ñoo ko bokk def tamit àdduna tukki maa la ko wax léegi da ngeen wax su ma waxee pauvre yi nag mooy xam nga sànq da ngeen définition bi ma joxe mooy lépp lu ku manqué rek loo mënti manqué muy moralement politiquement économiquement financièrement socialement démographiquement lépp ma xam nga ñun instant yi nii dañuy wax ni les analphabètes ñoom ñu nga xam ne suñu toog bawoo école. waaw mais xaalis boobu ñu koy nuyuwaale de passage le responsable digital de la communication digitale di mouvement sax dafa fokk ak bi muy def session de formation bu am solo boobu man kew ci la ma yaar ci laa xam ne tamit ñu fi daal doy waar loolu gën a nekk problème mu di les analphabètes du 21e siècle mooy ñi nga xam ne ñu ngi utiliser internet. donc loolu suuf rek pour apporter li nga wax que ni pauvreté dépassé la fi ñu ko bëgg a tënk. déedéet du foofu waaw mooy li may wax toujours ne bu leen di juum ci différence bi am entre un intellectuel et un diplômé bokkul am na ñoo xamante ne diplômé lañu mais duñu intellectuel y a certaines fautes nit ku ñuy wax dafa am doctorat du koy def kooku mënut a nekk intellectuel y a certaines réflexions ku ñu wax ni am na master 2 du koy def mais da ngay xam ni kii am na diplôme mais du intellectuel. certains comportements certaines réflexions certaines logiques du ko mais am na loo xamante ni du intellectuel. intellectuel mooy ni ma leen ko waxee mooy ki nga xamante ni fu mu toll dafay am lu muy bàyyi xel day mën a détecter ay pièges iblis piège seytaan da koy mën a détecter day mën a toujours di connecté wu ci jàngale Seydina Muhammad kooku mooy intellectuel bokkut ak kii topp bànneexam wala topp logique wala topp ay Baudelaire ak ay Karl Marx ak ay kii logique scientifique ay yoo xamante ni ñooñu ko def ñooñu ñëpp xarafuñu duñ tuuree ndox duñu wiisu nga bëgg a topp ñooñu toog yaakaar ni soo dee di nga xam loolu dara ndax li wane loolu du dara mooy doo dee kenn lu suulaaleeg benn thèse de doctorat journal yi nga doon lire sax kenn du la ko suulaale te dooyee tamit kenn du la jàngal liiru Charles Baudelaire wala Alphonse de Lamartine kenn du la ko jàngal loolu lay jàngal alquranul karim kon que ñu intellectuel mooy xam alquran xam sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li am solo donc pour réew am équilibre am stabilité il faut que ñett ñi jàppalante mooy way ñi wàññeeku di ñaanal
borom alal yi di bàyyi xel borom xam-xam yi jeex na nii la borom xam-xam yi tamit di wax dëgg borom alal yi di leen wax li yàlla wax. Donc il y a une relation d'interconnexion, une relation d'interdépendance entre ces trois éléments fondamentaux de toute société qui vise l'émergence et la stabilité et la paix sociale. suñ ko deful rek dara du dox dara du baax man maa leen ko wax léegi. réew nekk wallahi relation ba nga am ak say way ñàkk moom mooy justifier sa alkande wala sa prospérité nañ mos loolu xool. waxuma ñu di saraxe de di saraxe ay ñetti saaku ceeb ak yooyu de waxuma loolu de mais ñu jox considération ak respect way ñàkk yi teg leen dans des conditions yu baax defal leen li ñuy wax discrimination positive mais jàppale leen xool leen UNFJA bi ñun war nañoo seetaan ñuy grève pendant 1 mois pendant 2 mois war nañoo seetaan loolu ñu leen di bàyyi ñu lu ñuy grève parce que on mange pas bien. lu ñuy grève parce que amuñu ay bant yu ñuy bënnee seen këyit yi pour mën a lire seen leçon loolu war na réew mu loolu di am nga yaakaar ne jàmm dina fa am jàmm du fa am dama ne li ñuy saraxee te du leen jariñ dara suñ ko defoon dimbalee ko gars yi ci structure yi ak formation bi jàppale leen mais xool leen man mii ma déglu leen baax li may wax man lu may wax day am preuve dama ne man CM Ousmane Ngom laa doon jàngee fa laa amee BFM sama këyit yaa nga foofu ba tey man bi may def 4e secondaire maa ku ñu El Hadj Ndiéné Guèye ñoo bokkoon classe mën naa moom muy suivre ci internet ndax dafa connecté am na Facebook am a gën Baba Thiam ñoo bokkoon classe ñun ñëpp ñoo daan nekk fii ak Abdou xam ngeen Abdou tam mën a calculer ñoo daan nekk fii Papa Ndiaye bi daan romb fii ko heure boo ko laaj mu wax la ko loolu mayam la heure boo ko laaj mu wax la ko ñun dañ daan yor ñun ñëpp montre taxaw nii la ko ban heure jot mu wax la ko du yokk benn seconde du wàññi benn seconde. Abdou moomu ñun bi ñuy jàng boobu xamaguñ sax ay nombre décimal ak yooyu primaire la nekk mais Abdou calcul boo ko jox soo ne ko 325 virgule 355 multiplié par 0,375 nii lay def jox la résultat bi cërëm la. Baba Thiam moom fi mu ne nii dafa am diplôme en sciences politiques ak informatique il a essayé de retourner au Sénégal doxul dafa mujj ñibbi waat France moo nga foofu ak ay soxnaam ak njabootam ñoo bokk dëkk. El Hadj Ndiéné moo nga Lyon am na keneen ku ñuy wax Massamba anglais rek la aayoon ñoo nekkoon fii moom Amadou Koli Diop la nekkoon ñun nekk Ousmane Ngom mais dem nañ seen yoon. Pourquoi? Parce que les conditions ne répondent pas. Il faut que ñu bàyyi leen xel yërëm leen te loolu maa ngi lay waatal ci yàlla ne kilifa guy bàyyi xel say way wàññeeku say way ñàkk say ña silmaxa sa réew ah waxuma sarax de mais condition yu baax may nit jën jàngal ko nañuy nappi moo ko gën seen waxuma sarax yi de sarax yi baaxul parce que sarax yi ña lañ koy defloo sax ñoo ca jariñoo nappekaay kase la ak naxekaay waaye ndimbal loo xamante ne ci dëgg te seen alal la. Pape Faye mii keroog dafa def lu garaaw moo tax bëgg naa ngeen def ak moom interview seet leen ko Pape Faye pas Youssou Faye na ngeen ko seeti mais seetal leen ma Pape Faye ngeen defal ma ko interview parce que ñoom ndekete am nañ ay yu leen nguur gi defal ñoom président defal ay facilité mais ñoom ñëpp yëguñu ko xaalis boobu fan la jëm Pape Faye daf fekk fi benn muuma xam nga Safina dafa bari muuma man xaw ma ni ñuy si carré te dañ may woo ba France di ma man de sëñ Mor am fit tamit de sëñ Mor moo ne mooy décroché appelu muuma di wax ak moom Moussa li yéenewul muuma yi am nañ fit de waaye sëñ Mor tamit kenn ëpp ko fit yaa ngi dégg Pape Faye fekk fi benn muuma ci biir néeg ba ngeen ma jégal ci terme yi dama bëgg rek ñu noppalu fii on est free waaw donc muuma bi daal di ñëw forcé boobu nit ñaa ngi fii toog fii mu ne day dugg xam nga yuuxu muuma moom kenn du ko mënu ko muñ mu def bruit gars yi na ko duggal mu dugg nekkati boobu dafa maa bëgg a jox addiya
ne ma gars yi mu ne Pape Faye ma ne ko lu muy wax Pape Faye ne ma nee na moom moo ngi ñëw indi addiyam di indi xaalis di ma jox gars yi di ko téye te ñi ci des dañuy ziar duñu indi dara daal di jël 1000 te 1000 francs la ma jox nag de mais 1000 francs yi moo ngi mel ni ku indi milliard jox ma ko nag ak fullaam ak fayda nag ñaan léegi nag ndeysaan gis nga cër bi ko yàlla defal fekk le docteur le procureur Abdou Khadir sa cousin moo doon indil sëriñ bi xar na ma woo sëriñ Mounirou maa Pape Faye pour seet nan lañ koy organiser yaa ngi dégg ñu jot sëriñ Mounirou ba pare ma ne ko papa doomu surtout Massamba Lom bi moo ngi fi doomu Modou Lom bi mu ne ma xanaa kii la nu mu tuddati Njaga ma ne ko waaw gis nga sëriñ bi ci yërmandeem sëriñ Mounirou mu ne ma jox ma ko te sëriñ bi xam na ne muuma la barke Cheikh Tidiane sama yaram dafa daw Pape Faye fi mu toog yaramam dafa daw ma ne ko am mu ne ma ne ko am mais gis nga Njaga di yuuxu ci néeg bi man dama kon day sedd samay loxo mu kontaan ne ndekete lii mooy sëriñ quoi mu ne xalifa bi lay waxal téléphone nii xalifa baa nga France di ko woo jox ko muy wax ak moom Pape di yuuxu ci téléphone bi kii mu Njaga di wax di kebe keb ba bi Pape bi ma jëlee téléphone bi mu delloo ma ko maa ngi dégg muy wax ak moom Njaga billahi naan ko an sa papa ba gàmmu si na nangam ma ne ko papa man la léegi nag bi ñu paree déglu lu mu baax li may wax mu ne bi ñu paree nag Pape Faye ne ko ndax xam nga nangam ci seen langage de signe nii mu ne ko ndax xam nga nangam mu bi ne ko waa xam naa mu ne ko ndax am nga nangam mu bi ne ko non loolu yëgu xaw ma mu ne ko Pape Faye loo ko waaj wax dama koy wax mu ne ko jotuma information boobu mu ne ko yéen am ngeen ay bourses yu ñu leen jox yéen muuma yeeg handicapé yi chaque weer dañ leen koy genre kii la daal 5000 la xaw ma 10 000 leen di jox loolu na nga ko xam moo tax ku mel war nga wax ak moom suñu mbokk ma yëpp ñu mën leen dimbali suñu mbokk ñi am ay handicapé ñu mën leen dimbali ba yooyu nga xamante ni nguur moo leen ko jox ñu mën koo jot parce que suñ ko jotul tamit ñoom waxtaan yi ñoo koy lekk rek ñoo koy lekk sa droit doo ko jëli jiwul ñoo ko war a yor duñ jubul ñoo koy jël may loolu ku ko lekk xal ku ko lekk billaahi da nga koy fajoo ku ko lekk da nga koy fajoo maa la ko wax waaw yàlla nañu yàlla boole dimbali loolu laa ci bëggoon dolli donc pour wax leen ne leen sant nañ yàlla bu baax jotaay bi jotaay bu daw yaram la nit ñi reetaan nañ fi jooy nañ fi xol yi tooy na fi reconnaissance am na fi man musuma xam diggante Alaaji Yuusu ak Sembène mu xamoon naa ni moom mooy bàyyi ñëpp ci ruq boobu waaye nag xamoon nii la rafet kon yëf yaa ngoo waaw soxna Mbendaan bi soxna Fagé soxna Ndey soxna seen mbokk mi wax na kàddu yéen it doo leen ko bàyyi noonu mu wér waaw yéen it joxe leen seen i témoignage ak seen i xalaat sëñ Maxtaan su ko defee ñu soog a ñaan incha allah ak seen càmmiñam yi ñëpp xam naa ne tey ami la ñuy jàppale moom dañ koy wax ko yàlla xamal na seen diggante te ami ak ay waajuram seen dund bi rafet na malgré li nga xam ni dal na waaye nag ñoom it dañoo am relation boo xam ne dafa am demale ci jëkkëram ni ami demee seen kër yi ñoom noonu la ñu ñëwee tamit ci kër yu ami donc ñoom tamit wala ñoom ay témoignages yoo xam ne dañ ko apporté ci suñu yaay yi suñu baay yi nan la ñu dundee ñoo foofu kon déglu soxna Mbenda soxna Fagé ñu indi seen i témoignages par rapport ak loolu ginnaaw bi ñu sante yàlla di remercier ku tedd ki bu baax ci leeral bi mu leeral nit ñi ci définition handicap li ma ci gën a marqué mooy li wax que ne handicap du physique kese am na ñoo xamante ne handicapé nañ à l'intérieur seen ay xol moo handicapé wala leneen moo handicapé si ñoom di lay wax aussi que ne dina aussi que ne handicapé doonul loo xamante ne dafa war a tax nit ñi di leen minimiser di ñu dëkkal di leen mettre di leen denc ci ay côté wala di leen boole ci lu ñuy def déedéet handicapé da nga ko war a boole ci sa bopp parce que doon na loo xamante ne du wees si doomu aadama mën na la dab comme mën nga dem ba ci biir nga am njaboot ko am di wax que si témoignage soxna Ami Faye laay waxee ci côté ta Fama Diagne
waa ñun dañuy dem ko ñoom ami événement bu amee suñu bagage yi ñun de foofu lañ koy teg mais bu ñu xasee ba yegg foofu ta femme ku nekk mooy jël sa yére yi moo koy ranger. seen yére yi. waaw ñun bu ñu yeggee dañuy laajte ami rek bu ne mu ngi fee ta femme moo ñuy jël entrée ñu jël yére yi moo ñu defaral ndékki moom ci boppam. comme yi ma ñëw man ko ta femme maa bëgg a sangu moom mooy jël siwo bi mu ne wutal ma ndox yóbbu ma ko ci toilette bi. dem ak saat baa ngi foofu kii bi mu ngi foofu su ma génne ko te yére yëpp day nekk ci armoire am su ma ñu ko ta femme sama yére mu génne ne ma am yére baa ngi nii sans pour autant que muy gis. su ma daan jóge Dakar aussi di ñëw fii su ma ñëwee naa ko ami nee na nga jox ko nangam moom mooy ubbi armoire bi mooy génne ni muy joxe jox di wane ne que ni lu ko sëñ bi waxee sànq rek ak ami fay que ne xol mooy gis mën nga am say bëtu bopp ñu lay wax te doo gis li sëñ wax aussi mën nga am ay nopp ñu wax te doo dégg handicap yemul rek ci ay cër yu wàññeeku am na ñoo xamante ne dañoo handicapé ci seen cerveau ci côté nga nekk classe professeur bi des fois expliquer temps bi ngay jël pour comprendre yow de bokkal temps bi nit ñi normal bi ñuy jël pour comprendre parce que am na ñoo xamante ne professeur day wax rek si saa si dañuy comprendre am ñoo xam ne dañuy def ay 2 jours 3 jours dinañ ko expliquer waat pour ñu comprendre loolu tamit handicap la di wax rek ne nit ñi nañ gën a fonk handicapé ñi am waajur yi handicapé nañ fonk seen waajur yi parce que ñi gisul seen waajur yi bu ñu sañoon dinañ gis seen waajur même bu dee handicapé la di loolu rek laa amoon dama ciy sànni comme ça. soxna Fadi bismillah. alhamdulilah ñuy rafetlu débat bi bu baax di sant ku tedd ki ci jàngale